jangeen jëf ci ànd bi ak ñun ci seen télévision DTV delluwaat sant suñu borom tabaraka wa taala bi ñu may kattan ak wér ba ñu teewaat tey seen émission diisoo ni mbaaxaande yéen ci waxtu yu mel nii waxtaani Sénégal tolluwaay bi topp actualité bi ci ay sujets yu am solo yu soxal Sénégal ñu koy waxtaaneem di ci ànd ak ay boroomi xam-xam yoo xamante ni bii dafa yell ci sujet bu ñu jël rek bu ñu leen présenté ngeen xam ne jaadu na ñooñu toog ci plateau bi waxtaan ak ñun ca wàll ga ñuy waxtaane gis ngeen bërki démb waxtaane nañu lu jëm ca mbirum Gambie ma delluwaat sargal ñi nga xam ne kon keroog samay invité di Talibou Aïdara waaye itam di le consul ancien consul bu Sénégal ca Jidda di diplomate bi di Cheikh Gueye keroog ñu def waxtaan wu am solo gërëmit ñi àndoon ak ñun keroog ci waxtaan wi jot nañ lu bari ci ay feedback maanaam ñu bari woon nañu téléphone rafetlu waxtaan yi ak ni ñuy anticiper tout le temps bu naree am problème ñu teel caa bay suñu waar ngir maanaam def kem kattan ba li ñu séq muy Afrique lu koy sàmm suñu wàllum coopération ak yi suñu mbirum intégration diisoo di wëyal ba bërki démb waxtaan tam amoon na fi waxtaanee woon keroog lu jëm ci ñii di ay anciens combattants ñu ko mën a waxee parce que dañoo nekkoon benn contingent plus de 400 soldats 400 jàmbaar sénégalais demoon représenté Sénégal ca Koweït ci guerru Golfe bi en 1991 keroog it ñu gërëm bu baax tam suñu invité le sergent Ibrahima Makalou Cissé mi nga xam keroog mu nekkoon suñu gan ak soxna Soukayna Diop mi àndoon ak ñun keroog représenté woon veuve yi ñoom itam muy dossier boo xam naa ko waxee woon ñu ngi ñaan kilifa yi taxaw kem kattan ci wàllu guddi mel ba mën caa trouver solution ndax it ku dem représenté Sénégal fenn saw ñaq état da ko war a protéger ba nga jot ca ndax loolu mooy siggil Sénégal loolu mooy sargal Sénégal loolu mooy sëngéemal mooy tere sëngéemal drapeau bu Sénégal bi ñëpp bokk di ko défendre surtout ay soldats sénégalais. tey incha allah ñu am mbégte dalal kenn ci plateau bi d'abord sunu sujet waxtaan tey mi ngi jëm ci la diaspora sénégalaise digganteem ak président Macky Sall lu tax sëy bi tas bu doon te ni ñu ko mën a waxee maanaam pourquoi le divorce yu nëbbu ak yu feeñ daañu ko waxtaanee ndax gis nañ ni en 2012 la diaspora sénégalaise ñoo njëkk a wane seenu fal président Macky Sall ndax décalage horaire bi tax na ba résultat élection présidentielle yi ñoom seen ay résultat wàcc na ñetti waxtu ak ñaari waxtu laata Sénégal di wàcc ay li nga xam mooy ay résultats loolu kon day wane ni ay léewén ñoom dañoo teel a wane seenu fal président Sall jamono lay dem lu fi aw ci élection fan yi gis nañ ni ñiy voté dañuy wan ginnaaw président Sall ndànk-ndànk bari ki dem moo ci mujj diggante mbirum Sonko ak kii di ñu koy wax Adja Sarr la ca xew gis nañ diaspora bi manifester ci gox yu baree bari génn wane seen naxaru xol ñii bind seen ay page Facebook ñi bokk ci ay groupe WhatsApp di joxe ay message que ni ñoom ànduñu ak président Sall ci li xew ci réewum Sénégal loolu kon day wane ni am na lu xew ki la faloon à l'époque tey mi ngi lay weddi lan moo xew ba diggante bi soppeeku ci waxtaan daañu ci ànd ak président bu Horizon Sans Frontières section Sénégal wala sax Afrique président Boubacar Seye président Boubacar Seye xam ngeen tamit fan yi am na lu mu nekkoon ci ay jafe-jafe ñu koy masawu coono d'abord di ko wax ni ko noonu la di ko jaajëfal tam ci jom ji pas-pas bi ak liggéey pour Sénégal monsieur Seye dalal jàmm ci plateau wu diisoo. waaw Modou xanaa di la nuyu. jërëjëf. di la remercier aussi ci plateau bi. damay wax ni sax ak plateau cant la bu ma jëmale ci waa DTV avec le groupe Expat. di nuyu waa Sénégal gépp di nuyu aussi waa diaspora bi. waaw di ñaan mu nekk émission jàmm di nuyu aussi sama xarit bi ma gunge. muy Sana Dabo di collaborer ak man di ma jàppale bu bëri ci Horizon Sans Frontières. tabaarkalla macha allah ñu koy nuyu moom itam monsieur Dabo di ku la jege nuyu mbooleem ñi di Horizon Sans Frontières ak mbooleem ñu jàpp dossier migration bi tey ci dossier migratoire bi nga xam tey Sénégal tout le temps ñu ngi ci di ko waxtaanee tout le temps yow it nga yàgg ci lool ci jàpp naa ne bii dugguleet ñuy toog plateau ndax maa ngi jàpp ne li ko tàmbalee 2013 ak léegi bari na lu waxtaanee ma ak yow. depuis fa ma njëkkoon nekk muy la rajo Rewmi FM ma sargal leen bu baax tam ba léegi ñu ngi doxal seen liggéey. foofu lañ tàmbalee woon liggéey ci mbirum diaspora man ak yow. ba bokk nga ci ñi ma njëkk a sargal. ak un diplôme d'honneur
di waaw góor taxawaayu Modou Mbacké Niang ci kanamu diaspora sénégalaise bi loolu fàttewuma ko. dëgg la yaa ko njëkk a def en 2014 suma juumul ah. dëgg la kon tey bu fekkee da ngaa nekkoon ci jafe-jafe il faut ñu taxaw ci itam fii nga toog nii toog na fi ak Souleymane Aliou Diallo. ak Tamsir. bu Horizon Sans Frontières bi nga xam. fii leen toog waxtaanee sa dossier. boo xoolee sax même sama page Facebook defoon naa ci benn cri de cœur. dëgg la ma ni même ne serait-ce que pour des raisons humanitaires. dañoo war a libérer président Boubacar Seye. dëgg la dëgg la waaw loolu day wane ni kon kóllëre gi yàggoon na. dëgg la te mu metti ak mu neex dañuy wéy di ko sàmm. dëgg la di la masa wàccoon ndax occasion la tey ñu wax ko ci kanam fi nga toog tey. jërëjëf masawu la ni ñi ngi àndoon ak yow li xewoon di wax ni nag yàlla bu mu amati ah. amiin amiin mais nag combat itam des fois moom loolay ànd. dëgg la yaakaar naa ni du tax nga découragé mukk. du tax nga yokkat mukk. da ngay xam ni kon sa tànk fa nga ko teg foofee la. dëgg la ndax keroog fii diaspora bi. ñu bari woon nan ma di wax ci sa dossier surtout émission yi ñu doon def keroog ndax def naa ci ñetti émission ba ñeent. dëgg la pour ni il faut ñu jàppal tànk Boubacar Seye ci wàllu gu ni mel. dëgg la dañ lay bàyyi rek du ñàkk nga am benn message pour sénégalais yi tey occasion la woon sax nga ñëw gisaale la rédaction. la rédaction waxtaan ak ñoom. saafonte ak ñoom aussi ndax it bi mbir mi xewee ñëpp ci doon jàpp ku ne ak li ngi ciy bàyyi sa waax. dëgg la Modou xanaa di leen sant di leen gërëm rek. comme ni nga ko waxee. maa ngi yow ñu ngi bëgg a yàgg. dëgg la sur les thématiques de la migration rawatina problème yi nga xam ni les Sénégalais de l'extérieur ñu ngi koy daj. wax nga ko plateau bi bin ma téye. invité nga fi ku nekk. invité nga fi Souleymane Aliou. waay j'en profite pour le remercier. muy sama rakk di sama xarit di président Otra Africa. recevoir nga fi aussi Tamsir Ousmane Ba. bien sûr. mu jóge Italie nekk le directeur administratif et financier de Horizon Sans Frontières. lépp rek ci soutenir. un soutien sans faille. loolu moo tax ma ni woon tey sama ñëw fii du dara lalu ko lu dul sant leen gërëm leen. jërëjëf. devant tout le Sénégal et sa diaspora. non seulement gërëm leen ci taxaw bi ngeen taxaw biñ ma téye mais gërëm leen aussi ci soutien bi ngeen mës a indil Horizon Sans Frontières ak diaspora bi depuis 2013 bi ñu egsee Sénégal comme ni nga ko waxee. noonu la demee. man nag mënuma leen a fay. dëgg la. waaw mënuma leen a fay. dëgg la. dama leen di ñaanal yàlla. groupe bi li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla leen ko yàlla defaral. yàlla na yàlla daf mu nekk ci télévision yi gën a kawe ci àddina. amiin tabaarkalla. waaw man moom wax dëgg yàlla. aw ma seen fay rawatina yow nag. ñu fi nekk yëpp bañ naa ko ba ay xarit laa fi am. yow Mansour Sow du ma sax lim. caméraman yi sax samay xarit lañ. ñëpp la xam macha allah ñëpp wax dëgg yàlla. dëgg la alors bin ma jàppee ngeen taxaw bu rafet. loolu aussi nag wax dëgg yàlla man je tiens à le témoigner. voilà devant le Sénégal et sa diaspora. di ci remercier aussi diaspora bi. dëgg la yow bañ nga ko sax. sa émission bi diaspora bi lañ ko kiyal. di remercier toute la diaspora ci mobilisation bi nga xam ni def nañ ma ko. def nañ ko pour suma élargissement. dëgg la encore une fois Modou ñun amuñu sa fay. dëgg la et toute la diaspora à mon nom mu ngi lay gërëm. di gërëm waa DTV di leen ñaanal. tabaarkalla amiin tabaarkalla jërëjëf monsieur Seye Boubacar alors dugg ci waxtaan wi xëy na dellusiwaat ca la xewoon déedéet waaye ku ne xam na ni dugg fu mel noonu. day yokk. dëgg la day yokk nga gis. dëgg la nga xam diggante boobu rek dana am loo fi jàng lu bëri bëri bëri. dëgg la Boubacar bi muy dugg Boubacar Seye la. bi mu génnaatee lu yokk ci moom. duñ mën a jàngat loo xam day gën a doon lu ko gën a dëgëral ci li mu nekk ni combat. waaw li yokk ci man nag bëri na. parce que comme ni nga ko waxee xëy na lu ma yàlla waroon woon la. te su ma fa dugguloon du ma ko gis. dëgg la. kon kooku yokkute la. dëgg la. beneen bi moom mooy ni ma gisee nit ñi taxaw. biñ ma téye. dëgg la fii ci biir Sénégal ak ci àddina bi. daf maa mujj yéem man. ndeysaan. ba nga xam ni man tey lu ma gënoon góorgóorlu. war naa ko quintupler. ndeysaan. ci doomu aadama yi.
parce que man moom dama wax ni sax dañ ma sas. dañ la tey sas laa wan a gën a góorgóorlu. beneen bi mooy yokk na ma courage aussi ca la may def. dëgg la tey laa gën a sax ca la may def. parce que j'ai compris que lu dul dëgg rek. caaxaan la. dëgg la ñu ngi sant yàlla nag ba biñ ko commencé ba léegi kenn dégguñu ci caaxaan. parce que am na ñoo xam ni kenn moomu leen aussi. ça c'est vrai. kon loolu la ma indil. beneen jàngat bi su ma dugguloon ci prison bi wala ñu téye ma. notion yu bëri nit ñi dañ ko doon dégg rek devant le procureur. mandat de dépôt. prison bi la fa am yépp. il est bon que émission yu mel ni ñu xam ko. pour nit ñi xam ni luy loolu. parce que ce n'est que des souffrances. waaw devant le procureur da ngay foog ni da ngay toog sa chaise nii procureur bi ñëw dañ lay sax toroxal di la dugal ci ay cave. donc loolu c'est pas normal quand on dit mandat de dépôt dañ lay dellowaat yooyu yëpp dañ koy def pour sonal nit ki. dugal la ci ay commissariat yoo xam ni soo si suuf ngay toog wala doo am foo fanaan. wala ñu lay je crois que loolu lu ñu war a xoolaat la parce que dafa am ñu mérité wu loolu. moi je ne suis pas un brigand. ba ñu may def ce traitement là. mérité wu ma loolu en Afrique. yooyu yëpp dund naa ko. beneen jàngat bi boo demee dans les prisons dañ si dellusiwaat sur la jeunesse. les 90% ay jeunes lañu. foofu ñooñu du seen place. loolu nañ ko xoolaat parce que prison yëpp boo demee di nga fa fekk ñoo xam ni boo demee Cap Monel ay xale yoo xam ni yaa Saliou Ndoye. l'histoire de ce gosse là ñëpp xamoon nañ ko mooy ki doon diriger benn agence poste. mu am ay problème xaalis yoo xam ni pratiquement xamul sax lu ko def loolu. xamul sax lu xew. kooku sa place ne mérite pas. du foofu. nga dem pavillon spécial fekk naa fa ay xale yoo xam ni émigration clandestine lañ ñëwoon. ñu wàcc Sénégal ñu ne leen ay terroristes ngeen. depuis plus de 3 ans 4 ans donc yooyu yëpp c'est l'occasion maa ngi ciy interpellé Seydou Gassama maa ngi ciy interpellé mon grand Alassane Seck LDH donc sur les longues détentions yu ñu war a xoolaat la nit ñi jiñ leen injustement wala juste kenn xamul daal viol ak yooyu yëpp daal kii prison yi daal yooyu moo fa nekk maintenant nag sur cette jeunesse là bëggoon naa vraiment ñu xoolaat cette politique de jeunesse là ñu xam ni xale yooyu kat war nañ leen mën a insérer waat neneen que lu dul ay prison parce que nag c'est un danger yooyu yëpp jàngat naa ko fa bon beneen bi des regrets parce que tey jii jëlee naa fa feebar boo xam ni c'est à vie justement amuma ko woon justement Boubacar loolu dafa bokk ci lu ñëpp di poser ci ay questions Boubacar Seye dugg na prison rek ñu ni ma nga pavillon spécial ñu état de santé am dafa daal di dégradé wu ci situation bu doy waar exactement lan moo xew foofu lan moo xew nan nga duggee woon prison waaw man xam naa la yàgg na mosuma yëg nga ni ma amee naa feebar tel donte xëy na du waxtaan ci sa mbirum santé mais dafa bett ñu bëri lan moo xew exactement non mais amuma woon benn feebar laa amoon ci man benn problème laa amoon man c'est une opération des reins calcul rénaux yu ma defoon en 1996 donc loolu laa mos a am comme problème mais depuis boobu nag ba ma ñëwee ba léegi damay def attention man ñi ma xam ñëpp xam nañ ni su may ñëw Sénégal sax damay indaale suma lépp bon donc biñ ñu téyee bon pratiquement xam nga lu la bett rek man maa ngi tukki maa changé sax sama billet pour ñëw Sénégal anticipé pour ñëw fekk si leen ni leen li ngeen may laaj nii dinaa leen jox preuve bi ak question yi ma posé parce que ba léegi nag il faut que nit ñi parce que xam nga après wax ji bëri woon na ku nekk di wax loo xamul mais balaa ngay wax da ngay wax loo xam c'est important léegi inchallah voilà justement très bien voilà kon ma dem ci maladie ba nga dugg ci loolu alors biñ ñu téye ba yóbbu ñu Cap Manuel biñ ñu ñëwee dañu wax ni lekk du fi dugg lu dul le week-end pour des raisons Covid alors man koo xam ni day suivre un régime spécial am na lekk yoo xam ni mënuma ko bien sûr donc dama doon yendu ak xiif parce que mënuma koo lekk les rares fois yi ma ko lekkee dama doon lépp dama koy génnewaat xale bi ma lay wax Saliou Ndoye su guddee dafay jaaxle damay toog ba damay xiif ba sonn dafay dem ci bitig bi jënd cere su jëndee cere sotti ci ndox mu sëcc mu def ci sunguf meew ak suukar man loolu laa mën a lekk pour mën a tëdd te daf ma naan sax man guddi gépp damay tiit parce que guddi gépp damay onk loolu moo fa doon sama lekk loolu déjà mu yee yeneen feebar ci man bien sûr ba nga xam ni boo xoolee les avocats avaient prévenu dafa feebar mais attends est-ce que yow bi nga ñëwee commissariat d'abord
yaa ngi njëkk a taxaw ci commissariat bu wala brigade bu Diass. après nga dem section recherche. waaw normalement war nga leen a mën a woon xëy na sa dossier médical pour ñu mën a xam ni Boubacar Seye mi attention lii ak lii mi ngi ci moom kon noonu xam ne ni ko war a téye wala loolu amul. mais xam nga man est-ce que xam nga man ba ni may demee section de recherche. pour man damay ñibbi sama kër. parce que dafa ma lu ñu may téye. waaye c'est ça aussi. dafa ma lu ñu may téye dañoo toog ba ci ngoon gi ñu woo ma ni ma voilà le procureur nee na ñun dañu wax rek ñu téye la. fekk na laaj nan ma jox leen documents yi ñu ma jox man yi ñu ma joxee Union européenne di fësalaat la question que je pose dama ni xaalis yi ñuy dugal Sénégal dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine xale yaa ngi dee ba léegi. man Union européenne moo ma woo ci benn conférence bu ñu ma joxoon. ba pare recevoir ma ni ma lii lañ fi dugalu man la ma xam la ma yore laa xam. tur yaa ngi nii montant yaa ngi nii programme yaa ngi nii. ça tourne autour de 180 millions d'euros, à peu près 117-118 milliards de francs CFA. C'est une question d'économie politique. Il faut nous chamber. Il faut nous chamber pour mener évoluer dans les perspectives de solution. Donc, fait que sinon même, dans le cadre de la gestion vertueuse, donc on aurait pu gagner en efficacité. Boubacar yow li nga wax ni wa nan la démé ni ma jox leen lépp. Du dëgg. Kon man biñ ma téyé ba ma jox leen loolu, man pour man damay ñibbi. ñu ma naan sax est-ce que nañ la wutal nga lekk man leen non bàyyi man lekk sama kër moom parce que boobu sonn naa aussi. voyage wu tukki Air Portugal ñëpp xam nañu man soo ma doon may billet sax te Portugal du ma ko bëgg parce que voyage bi dafa metti. c'est un voyage très long tu arrives très tard. waay. kon man effectivement sama dossier médical yorewu ma koon ak man. parce que xalaatuma woon ni dañ may téye. même suñ ma téye woon sax xalaatuma ni dañ may kii mais ci ngoon gi lañ ma notifié que ni voilà le procureur. nee na téye la nee na ñu téye la loolu lañ la wax. donc il était là ma war fa def un week-end très long. parce que man sax man ci boobu woo naa la ci suba gi teel. waaw woo naa la téléphone. mais gis naa ni wax bi ak man àggul. waaw parce que dañ koy foofu. waaw parce que ñoom sax wax dëgg yàlla monsieur Seye Boubacar après lu gàtt. waaw je n'ai suivi aucun traitement dégradant. au contraire fa ma dem ñëpp jox nañ ma beaucoup d'égards. mais seulement dañuy am na benn instant ñu ne ma xam naa signalé leen yéen seen prisonnier bi li muy wax téléphone bëri na. ñu ñëw ni ma. téléphone bi soo ko mënee wàññi. soo ko mënee wàññi. voilà foofu ba section de recherche noonu la demee am na benn instant sax dañu jëloon téléphone bi mais soo dépassé section de recherche nag ba ñu eggee fële moom ngay mujjee gis sa téléphone. waaw yooyu tamit man je sais pas si c'est la loi qui dit yu ñu war a xoolaat la parce que tey su ma alerté wul woon ni man jàpp nañ ma kon ñoom dañ may faagal. kenn du ko gaaw a yëg donc kenn du ko gaaw a yëg suba teel laa ko yëg après ma waroon vous comprendrez que man à un moment donné j'ai eu réflexe. parce que policier bi ñu ma booleel parce que waa aéroport ñoom xamuñu li tax ñu téye ma. moo tax bi ma déggee benn commissaire ñu interroger ko mu naan Boubacar dafa amoon interdiction de sortie. donc j'ai compris que le taux. la thèse complot mu ngi feeñ. parce que ku am interdiction de sortie. yow on est amis sur Facebook. doo dem ba aéroport wane photo ni maa ngi tukki. du dëgg ku am interdiction de sortie mënoo jàll ci aéroport bi dañ la koy notifier. donc cette thèse ne tient pas parce que ki ma téye bi ma woowee sax le gendarme bi ma doon defal enquête ma ne ko mais man j'ai pas compris dama ñëw Sénégal ñu téye ma. mu ne ma wallahi azim du man xamuñu sax ku ko def wala boog ñu ko def boog man yëguma ko. bi mu waxanteeg commissaire ndaw si fa nekkoon. mu ne leen bàyyi leen ko waaye ndaw si ni ko non ça ne se passe pas comme ça kon da ngeen koy jël si. parce que mënu leen ko ñun nañ ko téye ba pare ngeen ñu koy bàyyiloo par verbalement. mais ñooñu comprendre ñu ba biñ may dugal ci oto bi policier bi may yóbbu nee na man xam naa la te sañuma laa sax takk parce que gisuma yow liggéey booy liggéey fii mais j'ai rencontré des gens humains man maa ko di defal sa liggéey. léegi ba ma eggee nag ba ñu yóbbu ma police des frontières laa ni nag. kon taxal ma alerté. ci laa alerté. police des frontières. waaw pourquoi police des frontières. waaw aéroport bi dafa am police des frontières xam naa suñu la téye foofu lan la. non mais man li ma jaaxal mooy police des frontières c'est vrai mais peut-être en tant que aussi sénégalais. waaw mais écoutez en tant que sénégalais lu ñu ma def toroxal ma. man tubaab bi ñoo ma waroon toroxal. mais defuñu ko man dëkk bi ma dëkk. di ñëw di xeex pour le Sénégal di ñëw di xeex pour la jeunesse sénégalaise. di ñëw di xeex pour la ñoo ma toroxal. yeneen dëkk yi musuma def ni loolu moo tax gisoo sama emprisonnement le monde est choqué. l'Union européenne le conseil européen bàyyiwul ba léegi def ci mer parce que c'est un traitement dégradant tey jii maa ngi faj feebar. ñoom ñu ngi ma teg toog seen kër mais yàlla dina atte. seulement du ma polémique du ma xeex du ma saaga. justement peut-être am na bonne nouvelle lu ñu ko mën a waxee ndax xam ngeen ni fan yëpp Sénégal coow li bari woon na
nañu libéré les otages politiques ñi ko ñenn jàppee nañu libéré ñu jàppoon xam nga ni ci veillu manifestation bi ñu waajal rawatina convocation Ousmane Sonko mi ngi noonu Guy Marius Sagna am na liberté provisoire Guy Marius Sagna avocat am kenn ci mooy ñoom maître Moussa Sarr joxe information bi su naataango yu Seneweb becc ko noonu le ak ñu bari ci naataango yu presse en ligne bi daal di koy joxe waaye du moom rek ndax nga xam si moo di Clédor Sène aussi moom itam am na liberté provisoire waaye ki nga xam moo di kaneen koo xam si moo di suma jumul Assane Diouf aussi Assane Diouf tam am na liberté provisoire kon 3 personnes yooyu leen am nañ liberté provisoire dafa mel ni kon lan doon wax mi ngi jëm ci xaynam apaisement bi fexe ba dal am ci dëkk bi yooyu yëpp ña nga ca dañ toppat incha allah information bi ndax li nga xam mooy journal bi dina ñëw incha allah 19h ak 20h wolof ci ak faram fàcce ak yaatal alors monsieur Seye ba tey nga ko maa ngi koy wax xam naa ni réaction booy njëkk a am ci liberté provisoire bi nga xam tey moom nga doon sàkku ba am ko yow tam tey mais voilà justement il faut aller à l'apaisement xam nga je crois que événement yi am ak sama arrestation waaye ak après sama élargissement ci yenn dossiers yi am ci dëkk bi tey war nañu pousser ñun ñëpp ñu taxawaat xoolaat waay dëgg bal bi xam ni lenn ñoo ko bokk mooy Sénégal su yàqoo ñun ñëpp la yàqal ci Boubacar dugg na génn quelques jours après Sénégal yëngu lu mu la def ci jàngat dangaa dugg ci roq wérd am loo def wala non dafuma dara dañ maa tooñ xam nga dañ maa tooñ doñ ma toroxal te je ne le mérite pas xam nga yàlla mu ngi taxaw rek di xool dëgg la lépp dina leer aw ma xam-xam jànguma wérdu mais yàlla bind na bindul ku dul dee waaye bind na ku dul torox da nga ma fàttali waxu sama benn xarit Sëriñ Modou Mamoun Kane ma koy nuyu bu baax ma nga ca Toulouse da koy faral di wax mu ni yàlla bind na ku ne waaye bind na ko xam moom kenn du ko toroxal gis nga waaw te loolu moo dikkaat ci yow li nga ma wax sànq gis nga combat bi yow xam nga ci lu bëri waaye dama mus a toog avant may tukki keroog benn femme woo ma ni ma maa ngi Maroc voilà xam naa dañ ñëwaat léegi ci yow incha allah en attendant sa micro di dafa sant xam naa Fall mais du ñàkk ñu gérer ko léegi en attendant ñu jël duplex bi ndax war na ma ànd ak la diaspora aussi sénégalaise ndax bu ñu waxee ni lu jëm ci situation bi réew mi tollu tey lu tax diaspora sénégalaise bi am jafe-jafe lu tax sëy bi tas diggante président Sall ak diaspora ñu bari ci ñoom question yi kon dañ koy posé concernant yi muy la diaspora sénégalaise daañu dem ci Asie Ousseynou Diagne tey moom lay jël mu représenté Asie ma jël soxna Adama Wane mu représenté États-Unis ma jël Maysa Mbaye mu représenté Europe ma jël tam Afrique li ci am solo boole ci Afrique ci mooy Mamor Ba mu représenté Afrique alors ma tàmbale ci Afrique Mamor Ba yaakaar naa mi ngi en duplex ak ñun depuis Bissau Mamor nuyu naa la di leen masaw aussi coono yéen waa Bissau xel dem ci mbokki Sénégal yi nekk ca Gambie li ma koy fal di wax Boubacar yaakaar naa ay temps waxoon naa la ko neewoon naa la fi ne africain ci biir fi mu nekk di Afrique fa la gën a sonne te booy xool la preuve li fi am ci ay événements dala koy firndeel alors la régie en attendant ñëwaat ci plateau bi Boubacar Seye est-ce que Mamor Ba wala la diaspora Maysa Mbaye wala Ousseynou Diagne ci Japon est-ce que ku ci njëkk a jàppandi ma am ko en attendant jombul déggaguma dara kon xam naa xëy na jàppandi Boubacar ma ñëwaat ci yow fi nga toll sànq dafa am solo par rapport ak dafa am benn apaisement bi avant may tukki keroog fa am ku ma woo Maroc ni ma man de dama am problème mais dañ ma ni rek woowal Boubacar dama doon liggéey fenn Covid bi tax ma perte sama liggéey tey aw ma fu ma dëkk ndax doo ma jàppale ñu ciy nekk di nekk ba yàlla dimbali ko nit woo ko mu war a dem Marrakech avant muy dem dafa ni maa ngi lay ñaanal ci barke yonent bi ku la nar a toroxal yàlla na torox combat bi xam nga ci lépp ay coono rek ñoo ci nekk yu metti la ma ko dafloo sax xaw ma ko te pourtant je travaille pour le peuple sénégalais kenn mu ci ma see fay dërëm parce que Boubacar li ngay wax ni gis nga pour dëggal li ngay wax ni
ñëpp la bett man dama ne woon xanaa dafa am leneen lu am ci dossier bi. lu dut ay questions yi nga posé. dëgg la parce que man lii yàgg naa ko posé. waaw plateau bi nga toog nii yàgg naa ko posé. ay acteurs ci wàllu migration. maanaam kañ la état bi def benn genre audit. évaluer. ci loolu moo normal projet boo gis. non dafay am fu ñu toll dañu war a évaluer. parce que complot la bu ñu tegoon xala lii ma wax nii. wax naa ko y' a un an dugal internet. ko wax bien sûr. wax naa ko dans RFM matin où sont les 118 milliards. wax diisoo sax fii ba tey ay jamono. jeex na tàkk moo tax mu jaaxal ma. kon thèse complot bi dafa ñëw gisoo bi ñu ma jàppee ñi njëkk a génn. taxaw ni diffamation 2 jours après ñu génnaat diffamation la njëkk a wax te bu mosoo dégg ma tudd man du ma personnaliser un débat. te du ma yéene doomu aadama échoué. gis nga ñooñu ñu ko jox ak njiitum réew mi ku ci échoué Sénégal a échoué. te man Sénégal échoué loolu du sama ndam. mais ñooñu ñoom ñoo doon complot. ñoom ñoo doon complot. yëgal nañ ma ni sax waaw parce que Boubacar moo leen di gêner et c'est ça le problème parce que lan nga ma mën a reprocher. c'est le président moo wootee gestion vertueuse. et nous dans notre mission de veille. d'alerte et de sensibilisation. ñu ne président de la République xale yaa ngi dee xaalis bi nga fi jox bi nga fi dugal. différents programmes yi nga xam ne dañ ko jox à des dénombrements d'État nga nommé leen ko ñooñu est-ce que il n'est pas temps que ñu def une évaluation une reddition des comptes pour mën a évoluer dans les perspectives de solution loolu kay ku wax loolu tey dañ laa waroon woo laaj la yow li nga wax nii kat pour gagner en efficacité pour que ensemble pour collaborer non bu ñu collaborer wul sax non du ñu mus a collaborer ak ñun. non pas bu waxee collaborer. waaw mooy li nga wax ni gagner ensemble bi. mais pour le Sénégal. parce que bu Boubacar amee lu mu xam. des fois état am na lu mu xam teg na ay mécanismes mais am na ku nekk ci secteur ba mu soxla am na ku fa mais ñaata nit la ñuy toroxal ay doomu sénégalais ñun ñooy wax ba loolu arrêté. kon ñun état bi lañ liggéey. dëgg la est-ce que Boubacar Seye mérite na ñu koy toroxal dëkk bu mel ni Sénégal mu dëkk fi. donc loolu moo feeñ yàlla du seetaan gis nga dama lay wax ni. aw ma dara lu ma àndal. dëgg la mais dossier bi ku ma ci bëgg a toroxal yàlla woon na boppam. te yàlla dina àtte. gisoo bi ma génnee xasuma saagawuma. esprit de dépassement. woote jàmm ak fi jamono ji toll am na ñoo xam ne doon ñoom daañu woote peut-être genre vengeance tey di ma ko mën a waxee. tey Boubacar ban état la toll tey ci esprit bi. naka gis réew mi ak ban appel ngay def ak fi Sénégal toll tey. appel jàmm wax naa ko démb bi ma ko waxee bi dënd ci benn télévision ak benn rajo sax am na ñu ne waa Boubacar lu xew nii xanaa waa APR wala bu suwaa dañuy bind recevoir nañ ma wala jox nañ ma xaalis man du ma contre pouvoir. du ma politicien sinon je fais de la politique citoyenne. du ma militant benn parti. je suis xam nga sama parti mooy leen Sénégal. sama parti mooy diaspora xam nga li ma gëm. diaspora bi mooy ñi nga xam ni tey. ñoo mën a yore Sénégal. diaspora bi je reste convaincu que ni diaspora bi moom moo xam lan mooy état de droit. Sénégal fu mu mënti dem su buggee avancer tey je crois que kenn mënu ko liggéey sans diaspora bi. sa thème bi dafa génnaat tey. dëgg la man loolu rek laa wax. justement nguur du ma ko yéene mu échoué. parce que dama lay wax ni dafa am yeneen dëkk yu may woo di ma consulter. te man dëkkuma dëkk yooyu. bien sûr mais Sénégal laa dëkk mënumaa wax ak ñeneen ñi ni naw ni du ma waxanteeg waa Sénégal. dëgg la mais xaw ma woon ni lii moo fi am. c'est des complots boo nit tëgee yaa ngi koy complot yaa ngi koy yàqal. mais ku ma ci bëgg a toroxal yàlla woon la boppam man maa la wax lii. te bu demee ba ci kanam di nga gis lépp dina leer. gis nañ ci yooyu xam te ni bii fi réew mi toll sax yaa ngi koy wax muy par rapport ak sunu thème bi ñu jël tey mooy lu tax sëy bi tas diggante président Sall ak diaspora bi maanaam bi ma ubbi sànga émission baa ngi wax en 2012 sa kanam. dëgg la yaa ngi Espagne daanaka mën naa ni gis nga résultat yi bi muy wàcc. diaspora bi ñoo njëkk a fal président. mais ñoom ñoo gis nañ ni fur et à mesure. la différence les premières tendances. diaspora bi moo ko joxe ñoo régler problème bi dès le début. mu jeex takk. tey nag booy jël tendance bi tey mooy bu ñu waxee manifestation fa lay gën a tàmbalee. problème bi am barki démb affaire Sonko gis nga ko. diaspora daa ma tiit ma ni waa man lu xew. waaw parce que tey sama xarit yi waa diaspora bi ñëpp taxaw nañ di wooteem bay gën di manifester loo xam gëj naa am depuis 2012 nga ko mën a jàpp. xam nga tey lan moo am. Il y a une pathologie qui touche notre système politique depuis des décennies. soo xoolee mu ngi feeñ si ñu ngi koy maanaam expliquer ci une crise de confiance aiguë entre le peuple sénégalais, sa diaspora, envers les institutions et les hommes politiques. Donc tey dafa am benn crise de confiance. ñàkk wóolante une crise aiguë entre la diaspora et l'État du Sénégal. lu tax ñàkk wóolante waaw parce que wax nga ko léegi rek. diaspora bi moo créé woon la différence en 2012. mais diaspora bi. dafa am poids bu mu représenté. ñi may déglu ci diaspora bi j'en profite
di remercier ñi déglu ñëpp ñoom Maysa Mbaye ak ñoom ñi nekk Afrique ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen remercier tey diaspora bi rôle bi mu waroon jouer koo xam ni li muy dugal ci dëkk bi c'est supérieur à l'aide au développement kooku war nañ ko mën a jox tubaab yi ñuy xaar ñu ñuy jox xaalis buñ ñu joxee njëgu kuddu jël nañ njëgu siwo tubaab bi dimbaliwuñu il faut que les Africains comprennent que faut ñu comprendre li xew tey dinañ ci dugg dans les perspectives de solution tey Sénégal dafa war a doxalee neneen il faut que ñu tabaxaat dëkk bi événement yi passé woon na ko tabax boo xam ne ñu ngi koy tënk ci expertise et justice sociale il faudrait un nouveau contrat social il faudrait beneen pacte social bu bees il faut mu am beneen modèle économique bu bees tey diaspora bi c'est un poids économique incontournable wax ma sax poids électoral parce que wax nga ko léegi économique ba ci ëpp solo sax waaw kon kooku war nañ ko mën a boole dans le processus socio-économique pays surtout que c'est une diaspora qui regorge de potentialité domaine boo mënti jël doomu sénégalais ngi ci diaspora bi mu ngi fii di ci wax loo xam ni kenn du ko dindi mais dañ leen boolewul ci dara au contraire dañ leen di utiliser politiquement donc secteur yi ñu fi jël qui parle de migration ban migration la ñu wax moo tax gisoo ñooñu ñoom ñoo créé parce que ils ont créé d'autres ils ont cherché des ennemis président bi kii kat sa noonu la diaspora bi ñële contre la dem na ba nga xam ni ñoom dem na président bi su ay dëkk bu mu egsi ñëpp génn loolu y a un problème manifestation yi mais y a un problème parce que ñoom ñoo créé des ennemis ñoom ñoo créé ce divorce là ñoom ñoo créé cette rupture là parce que tout simplement c'est politique parce que man boo gisee Boubacar waaw Mamor Ba Bissau mi ngi en ligne mais juste rek li ngay wax yokk la ci tuuti mooy que ni man dama daan yëg jamono booba en 2009 maa ngi def migration comme ça nii ci fa ma nekkoon muy rajo 10 FM Mbacké gis nga boobu dama daan toog mag gis association Sénégal ni ma tey de ñun ñoo fayal président Macky Sall hôtel mais justement maa ngi fàttali quelqu'un ku ñuy wax Baye Mor Ndiaye dafa yoroon benn garage location oto la woon ci fa mu nekk muy New York moo daan dugal président Sall ci otaam jox ko oto ak chauffeur mu koy wëral biir New York ak yenn gox yu bari di ànd ak moom di ko jàppale pour wax ne la diaspora bi ñoo demoon ba investir dëgg la ci président Macky Sall dëgg la tey nag bu demee ba ñi defoon dugal seen alal ci président Sall pour mu falu tey foofa la ñuy gën a manifester pour wane seenu naqar ci nguuru président Macky Sall parce que comme ni ñu ko waxee delloowuñu naari xorom sax xaw ma nu ñu ko waxee si wolof waaw mooy donc parce que tey rôle njukkeel bi ñu waroon dellool diaspora bi bi nga xam ni tey moom lañ ko yoreel mais fayuñu ko justement donc tey y a eu on complote contre la diaspora kenn faalewul diaspora bi ku fi ñëw ñu bundu xatal la ba ci man mii gis nga ni ma mujjee prison laa mujj ak yeneen ak yeneen yooyu nag moo indi ce mécontentement là teel ma xool est-ce que waa Bissau am nañ jàngat ci li xew Mamor maa ngi lay nuyu ndaka waa Bissau ndaka sénégalais yi foofu mbaa alhamdulilah lépp jàmm Modou Mbacké maa ngi lay fay di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi ñëpp di gërëm waa Sénégal gépp encore une fois di la gërëm parce que vraiment ñun mën nañu wax ne yow yaa ñu boole ci Sénégal parce que c'est le seul journaliste boo xam ne yaa ngi gëstu waa Guinée Bissau di gëstu Sénégal yi fi nekk di xam lañ lañ nekk ci seen ay jafe-jafe vraiment loolu ma di la ci remercier bu baax ndax wane nga ne daal yow Sénégal nga toogal wane nga ne diaspora bi nga toogal ndax toujours sa liggéey ci diaspora bi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ñu ngi koy accompagner. tabarkalla. alors Mamor. macha allah yéen bokk ngeen ci ni ma koy fal di waxee daanaka la plupart Sénégal ñu bari jàpp nañ ni surtout sama naataangoo yi la presse bu ne émigré rek wax diaspora am ñëpp jàpp ni Europe la wala Amérique. fekk na Afrique fi la Sénégalais yi ëppee te fi la jafe-jafe yi gën a tare fi la gën a méttee mais tey thème bi nekk tey mooy lan moo xew diggante diaspora bi ak président Macky Sall du ñàkk yow sa expérience par rapport ak li nga samp foofu nga xam mooy ci Guinée Bissau nga jiite kuréel bi ëmb Sénégalais yu Guinée Bissau yi tey loo ñu mën a jox comme jàngat ci diggante diaspora bi ak président Macky Sall li ngeen doon xaar en 2012 ak tey li xew lan la exactement. jërëjëf Modou Mbacké li xew diggante sénégalais yi ak président Macky Sall jàpp naa ne du dara lu dul benn frustration boo xam ne moom moo am te frustration boobu am président nag xam ne lu ci gën a bari ci koom lay delluwaat donte moom defu ko ndax
comme noonu nga ko waxee bu ñu fàttalikoo 2012 diaspora bi yëpp dañoo àndoon takkutoo ànd jàppale ko comme ni ko ñëpp di waxee. ñii investir seen i alal ñii perte seen i liggéey ñii seen i say tas ci ñii seen i jabar dem ci ngir lépp ngir jëmmam. mais dañu gis ne bi président toogee ba léegi. ak moom effort yi muy def yëpp. mais mënuñu fexe ba diaspora bi gis ci boppam. mënuñu fexe ba diaspora bi yëg ne ñoom ñi ngi dund ne ci nguuru président Macky Sall gi lii moom lañ fa war a mën a teg loo xam ne nañ ko gis. loolu nag li ko waral mooy xam nga Modou Mbacké su fekkente ne da ngaa ànd ak ay nit ngeen di liggéey. waay soo demee ba ci biir ña nga àndaloon ñëpp boo leen génnee. jël ñoo xam ne waruñoo séddale teg la ñuy séddale danañ sédd ñu war a séddu. bàyyi ñu warul a séddu loolu moo dal tey jii président Macky Sall. ok c'est parce que tey jii boo gisee lii lépp tey nga gis muy frustration bi mooy que. ñi nga xam ne ñoo daan campagne 2012 ñoo xamante woon nekkoon ensemble. daan wër doon dem fu nekk tey boo xoolee tey ci ñi wëroon président Macky Sall tey daanaka doo ci gis ñu bari. muy benn ñaareel ba damay jàpp ne le secrétaire national chargé de la diaspora nga xam ne tey moo waroon di jël ay notes. di ko balancer président pour mu mën di xam lan moo xew ci diaspora exactement doole ji mu war a am. doole luñ ko ba nga xam ne est-ce que liy jógee ci diaspora bi. di jaar ci moom mi ngi yegg ci président de la république. le ministre Sénégal de l'extérieur. secrétaire Moïse Sarr dama koy tudd direct. waay parce que comme ni nga ko waxee. ñun depuis président de la république nekk en pouvoir. mosuñu gis même ministre des affaires étrangères ñëw Guinée Bissau ba rencontré Sénégal yi waxoon tubaab ak nag la direction bi wala keneen ak keneen ak keneen mosul am. xam nga loolu. Modou Mbacké mbir la moo xam ne mbir mu doy waar la parce que dafa mel ni. ñoom dañoo amul soxla ci Sénégalais yi. te pourtant président daf leen a dénk pour ñu xam. lan mooy yitte Sénégalais yi. da ngay am problème sax boo leen wooyee dañ lay coupé. coupé lan lay def. xam nga loolu. xam nga loolu nag ku ko def. ci ay nit ñi nga xam ne ñu nekk ci endurance di liggéey. njiitu réew teg la fa pour ngay saytu Sénégalais yi. te yow bu ñu amee problème bu ñu la wooyee da nga leen di coupé doo leen sax jël téléphone wala bu ñu la waxee da nga naan dégg naa leen nga bàyyi leen. su boobaa frustration bii lay jur. ndax li olof di wax ne xam nga yow laa yaakaar te réew mën a du layam. ndax su fekkee ne Sénégalais bu ñu amee problème dañuy ñëw ci yow. te ñoom ñi nga xam ne ci ñoom nga war a jaar pour sa problème réglé. boo ñëwee ci ñoom duñ la fayal sa problème wala boo leen wooyee sax duñ la wuy wala dañ lay coupé. su boobaa y a un problème. ma jàpp ne président. war na xoolaat bu baax entourage am. xoolaat bu baax lan moo nekk ci digganteem ak diaspora bi parce que. vraiment comme ni ko ñëpp di waxee buñ ko jàppale wutoon jàpp nañ du yegg si fii. dëgg la tey nag diaspora bi Sénégal rek moo leen ñor. bon ma jox la ci benn mbir rek mu gën a gàtt. rapidement waay pour mu gën a gaaw. diggante Guinée Bissau ak Sénégal gii. xoolal li ñuy doxalee ci maanaam li am ci question Covid bi ni ñu ko seeree ci population bi nga xam ñoo fi nekk. dafa mel ni tey jii Sénégalais bi yor la ñu gën a faale ci Sénégalais bi yorul. ah bon Modou Mbacké boo yoree sa oto tey di dem Sénégal. soo demee frontière dañ lay jox paasa waa nga dem. mais Sénégalais bi jóge fii dugg ci oto yi pour war a dem Sénégal bu demee ba ca frontière ba oto bi du jéggi dafay wàcc dugg ci biir àll pour mën a dugg Sénégal. mais est-ce que Sénégalais yi ñoo oto yi ñoo yor corona bi wala nii ñoo yor corona bi. mais lan moo tax mënuñu xool Sénégalais yi lan mooy seen ay jafe-jafe. lan mooy seen mbébét pour ñu mën ko faj parce que moo indi jafe-jafe yi ngay gis yëpp ngay gis ni tey. ba li xew-xew. dafa am lu Sénégalais yi di téye mu bari mënuñu am fa jàmbate amuñu ku leen ko fajal. bu ñu demee nag ba mbir xaw kenn ku nekk dafay jóg ak la ko yëkkati tax mu jóg. Mamor Ba jàpp naa ne. Mamor xam naa ni tey yow li nga laal lépp ci ay points dana aaje spécial diisoo ak Guinée Bissau loolu xam na dañ koy togg fan yi mu ñor mais daal sa wax fu ma ko déggee mooy kon président Macky Sall benn ñi ko doon jàppale ca tàmbali ba xam fan la problème mu sénégalais yi toll nañu la bàyyi à côté ànd ak ñeneen benn point la benn ba itam Guinée Bissau gëm ngeen ni amul benn kilifa bu fay dem ba gis sénégalais yi jéem a xam lan mooy seen i jafe-jafe benn ba itam nee nga bu ngeen wootee téléphone pour bëgg ñu déglu leen xam seen i jafe-jafe da leen coupé mbaa kenn du leen faale kon yooyu ñetti point jàpp naa ko ci lu wér ci xam naa ni du tàbbi ci nopp tëx incha allah Mamor xam naa ni dañoo war a dem États-Unis ak Japon ak ca Paris dañuy yem foofu ak yow incha allah ma gërëm la bu baax a baax Mamor ca Guinée Bissau merci beaucoup ah. jërëjëf merci beaucoup Mamor Boubacar rapidement bala may dem ci beneen correspondant ci beneen continent aussi ginnaaw Afrique gis nga ko Afrique maa ngi koy faral di wax ci loolu waxoon naa la ko yàgg na problème ci biir Afrique nee na dem na ba ci frontière bi temps Covid bi
Sénégalais bi ñëw ak oto dañ koy bàyyi mu dem waaye Sénégalais bi amul moyen am oto personnel kooku la ñuy gën a toroxal sax ci gàttal loolu day mel ni kon ba tey ak li mu wax lépp ci ay poñ yoo xam ne nga doon tënk ci ay naxaru xol. mais dëgg la donc yooyu yëpp gis nga ce que ça a créé comme frustration. effectivement yooyu yu ñu war a xoolaat la. pour un traitement d'égale dignité. waaw yooyu c'est important. voilà donc moom point boobu la soulevé. waaye ca loolu dem na bay wax ni kilifa yi ñoo war a gën a ubbeeku. dëgg la ca day mel ni ñoom bala ñuy comprendre rek day fekk ba deful ndànk c'est trop tard. absolument. te loolu nekkul lu jaadu de il faut kilifa gi war na ubbi ay noppam ak gëtam ci teel dox ci teel. waaw mais xam nga nit ñi. soo leen bëggee yore. wala soo leen bëggee jiite da nga leen di déglu. c'est important. waay voilà déglu leen l'absence de communication ak ñàkk déglu nit ñi. moo indi situation bi ñu nekk tey. fii ci biir Sénégal. ak ci biir diaspora bi. kon faaw ñuy déglu. non il faut ñu toog rôlu des fois damay dégg tout le temps. Sénégalais bi bitim réew. da nga dégg mu tudd la Moïse Sarr. secrétaire d'État. wala mu ne la directeur sénégalais de l'extérieur Amadou François Gaye. mais ñooñu ñu ngi Sénégal mais rôlu consul ak rôlu ambassadeur. loolu tamit jàngat boo am seen taxawaay Sénégalais yi la plupart dañuy Sénégalais bi naan la dañuy sax ku naan la non ambassadeur moom yoonam nekkul ci mbirum émigré yi. xam nga xëy na yooyu demal ci. xam nga lu ma lay waxaat tey comme perspective de solution. pour que président bi mën a xoolaat defaraat. sa relation avec la diaspora. Une nouvelle cartographie de la diplomatie sénégalaise avec de nouvelles juridictions. Parce que tey pour une meilleure assistance des Sénégalais de l'extérieur tey loolu dafa feeñaat loolu point la boo xam ni moom il faut mu sukkandiku ci loolu. D'accord. xam nga li tax xoolaat gis nga boo jëlee les consuls et autres là. les 98% sont politiques. il faut que ñu jël des diplomates de carrière su leen neexee tous les profils yëpp lañ soxla. mais nañu fexe ba ñuy jiite. les consulats nañu nekk des diplomates de carrière parce que keneen koo fa teg gain politique lay wër. waaw ci des fois mi parce que ki tax politique mi ngi tàmbali xool kan la bokkal parti. waaw mais ñi mu bokkal parti lay waxanteel. ñi mu bokkalul parti ay noonu lañu. nekkul lu jaadu nag. non loolu mooy problème bi. c'est un mauvais casting il faut revoir ce casting boobu. d'accord loolu problème yu bëri foofu la jógee. fa la nekk alors Ousseynou Diagne ci Japon ginnaaw Afrique ñu xool côté Asie bala may dem ci Europe ak États-Unis Ousseynou naka waa Tokyo. mbaa guddi gi taxu koo sedd noonu comme fan yi li xew ci ñoom Maysa Mbaye ak ñoom États-Unis soxna Adama Wane. waaw ñoo ngi ziara di nuyu waa Sénégal di jéglu ci gëj a déggante gi. dëgg la macha allah di nuyu sa gan gi Babacar. di ko massaw ci yëfi jaaram. di ko wax ni wax dëgg yàlla ñu ngi ànd nag moom xeex bi. ndax it li mu wax. Sénégalais bu bëgg lu baax la ko waxal. ndax it son excellence moo digle woon loolu. ñi ñu jox liggéey ñu yor ko ñu leen di càmbar di leen xool alali réew mi ñuy xool fi ñu koy dugal loolu mu def acte patriote la boo nga xam ni ñun ñëpp rafetlu nañ ko di ñaan yàlla na continuer ci yoon boobu mu jël. Japon moom ñun ñu ngi dugg si ci tàngoor bi jamono yi. seddul torop. macha allah c'est bien. kon daal foofu yéen a ngi dugg ci été bi ndànk-ndànk am alors maa ngi koy wax sàng du ñaax diglu nga sàng jokkoo bi ak Mamor Ba jot na tënk ay problème du ñaax diglu nga ko ndax tey bu doon xool Asie ak Afrique li Mamor wax ci ay naxaru xol yéen a bokkule même problème wala am na lu ci Asie am lu Afrique amul ci ay jafe-jafe ba tax sëy bi tas digganteem président Macky Sall ak waa diaspora sénégalaise bi. waaw am na fuñ bokk am na tamit loo nga xam ni bokkuñu ko. parce que li nga xam ni booy xool ci histoire Sénégal. donte duñu ay mag. li nga xam ni muñaloon nañ ko son excellence Léopold Sédar Senghor. muñaloon ko Abdou Diouf muñaloon ko Ablaye Wade mënuñu ko muñal Macky Sall. ndax lu tax dafa nekk benn président boo nga xam ni dafa juddu après indépendance tase ak les nouvelles technologies. nga xam ni Covid bi wone na ko. fi mu ne nii bari na ci école yu bari ñu ngi wax ni sax école daanaka mën naa bañ a amati. moom mu ñëw andi université virtuelle ñu yaakaar ni noonu lay doxee. waaye doxin wi dafa sooxe parce que tey
xoolal waa Guinée ñoom bu ñu soxlaa passeport man naam bu ñu fayee juróomi junni ñëw Sénégal mais ma lay wax ni fii ci Japon ñun ku ci soxla passeport di nga fay di nga dagg billet 1 million francs CFA ñëw Sénégal pour defarlu ko ak li ngay toog doo liggéey la ngay yóbbu sëriñ te xam nga ni bi ñuy séddalee xaalis ci Covid bi ci matul une semaine techniciens yi nga xam ne ñoo ne ministère defar benn plateforme boo xam ne ci la àdduna bi yëpp doon bindoo loolu nag boo leen waxee ñoom ñii ñëw fii dañ la naa man nañ ko def ci benn jour parce que man sama xarit bi nga xam ni moom lay àndal di def émission fii ci télé bi ivoirien la bërki démb dañu war a dem Russie malgré ci biir Covid bi mais man sama passeport jeex moom passeport am jeex mais moom ci ambassade Côte d'Ivoire bi nekk fii lay dem bu demee ñu jëlal ko empreinte digitale am une semaine ñu andil ko passeport te ma ragal ni lu Côte d'Ivoire war a mën a def Guinée war koo mën a def Sénégal war na ko mën a def Sénégal nag boo waxee dañ lay wax ni la ministre affaires étrangères ak ministre de l'intérieur li tax bëgguñoo fusionné président rek ko mën a def parce que ordre de mission yi kenn bëggut a liggéey mais xam nga ni dem ci ab ambassade ñu jëlal la say lépp mu képp ku am passeport te nekk ci àdduna say données yépp ma nga ca ma nga fële direction passeport renouvellement yi ñun mën nañu dem ci ambassade yi ñu defal ñu ko waa ambassade xool ko ni kii yow la ñu joxe ordre Sénégal ñun ñu fay ci ambassade bi ñu defaral ñu passeport mais xoolal par juróomi at yu ne wala juróom benni at wala ñeenti at yu ne ngay indi léegi nag Covid bi ñëw na kenn mënatu la déplacer mooy sénégalais bu ne bitim réew léegi mënatoo am passeport parce que mission diplomatique yi bu ñu ñëwee dinañ leen confiner 15 jours bu ñu del 15 jours duñ ñëw di ko fi toog duñ leen fay nga xool yu mel noonu ak tamit sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk fi jàng da ngay ñëw ci ministère raw ña fa nekk ñëpp boo ñëwee andi sa procès ñu di la suufantal li ma lay wax nii am na benn sénégalais bu nekk fii boo nga xam ni day jàngale ci Tokyo université bi gën a mag fa lay jàngale informatique japonais yi dafa dem ba diplôme bu ñu mën a am fii am na ko te amagul 40 ans bokk na moom mooy benn seul nit ku ñuul africain bu bokk ci concept mooy oto yi nga xam ni dañuy daw te duñu am chauffeur duñu am dara ñi nga xam ni ñoo war a daw ci Tokyo olympique bi ñi ko defar benn sénégalais moo ci nekk sénégalais boobu li mu yor ci ay projet ak li mu yor mais tey bu ñëwee université sax bëgg leen a may benn cours pour wane li mu jàng nunguwuñ mu jàngale xam nga yu mel noonu président son excellence kii wax na ko baab bi nekk Guinée son excellence dafa wër réew mi xam problème yi réew mi ànd ak ay gor wër réew mi bi mu faloo ñoom àndaloon wër réew mi nekkatuñ fi mu andi ñoo nga xam ne waruñu woon réew mi ku warul woon réew mi nag xamoo problème réew mi da ngay nekk ci bitim réew foire day am fii yu bëri yoo nga xam ni da nga koy gis du ñu andi ki nga xam ni moo war a ñëw mais dañuy andi koo nga xam ni bu ñëwee boo ko laajee lu mu fiy wut da lay wax ni dama ñëw rek pour nangam am na yoo nga xam ni buñ ko dee gis ñun waa diaspora wala nga gis ñoo nga xam ni jànguñu ba pare yor ay passeport diplomate nga leen liggéeyloo man maa ngi liggéeyloo ñoo nga xam ni lu mel noonu da ci am koo nga xam ni yow yaa ko gën a miin réew mi bërki démb la fi ñëw leader politique bi rek laa defal campagne ñu jox la passeport service wala passeport diplomate yu mel noonu dañ ko war di wax te bañ koy raay dëgg la parce que ñoom ci fii la ñuy fekk yooyu nag moo andi ñun suñu mer te ñun ambassade yi boo waxee dañuy wax ni la nekkaluñ ci sénégalais yi parce que ñoom nee nañ diplomatie lañ fi nekkal kon ñun ñan ñooñu fi nekkal boo demee ambassade c'est ça le problème aussi maa ngi koy wax sànq Seynou ndax ambassade bi tey problème mu sénégalais yi da ngay gis ne du ambassade moo ko war a gérer ñu ngi bëgg nga xool ko ci côté consulat bi lu lépp ay problème la Ousseynou fi nga laal bari na yoo laal ci duut koy baaraam wone waat na beneen xar kanamu Asie nga jël Japon rek tey li ñu am ci ay problème est-ce que Ousseynou Meissa Mbaye mi ngi en ligne ak yow ma bàyyi nga dalal Meissa bu fekkee mi ngi en ligne en attendant may jël soxna Adama Wane ma ca États-Unis représenté waa États-Unis tey par rapport ak fi ngeen toll ci ay difficultés Ousseynou ma bàyyi la nga jël Meissa bu fekkee mi ngi en duplex ak yow. waa ragal naa ni grand Meissa mu ngi en ligne moom it namm nañ ko ñu ngi gis ay live comme toujours grand Meissa ñoo ngi lay ziar. yaa koy nuyu yaa koy posé question aussi tey yéen waa France moom mën naa am amu leen benn problème. bismillah grand Meissa.
waaw dafa mel ni grand Maysa moom jekkagul. ak seegul mais Modou Mbacké fi may tëjee. allez-y waay fooy tëjee. waaw fi may tëjee mooy. ba wax na ko ñi nga xam ni son excellence da leen fee teg ñuy ay direction yoo nga xam ni ñoo yor affaire sénégalais de la diaspora bañ leen falee ba tey mosuñoo teg seen tànk Japon wala fenn ci benn réew da nga leen di dégg rek. man dama leen di dégg wala ma gis leen télé foofu mais ku la mus a wax ni la mus nañoo def benn kii wala ñu dem am réew boo fa demee da ngay xool ña nga xam ni waa réew ma ñoom la ñuy déglu sénégalais. ñun fii boo ñëwee Japon xam nañ ñan ñoo fi yàgg ñan ñoo yor baat bi mais munoo ñëw ku kenn xamul nga bëgg koo jël ni moom moo représenté son excellence bu bëggee amaat lié boo nga xam ne day dëgër ak waa diaspora na xool ñi nekk ci biti mu xool li ñu man mu dénk leen mbir yi parce que ñi koy doxal nii ñun ñoo leen ëpp xam-xam ñoo leen gën a xam réew yi ñu nekk ñoo leen ëpp man-man kon ñooñu buñ ñëwee bëgg ñoo jaar ci suñu kaw konu macha allah vraiment Ousseynou becc nga problème baneen Boubacar dégg nga ko Afrique nga jóge sànq Asie ku ne ak sa problème wane waat na ba tey dafa mel ni dëgg-dëgg diaspora sénégalaise bi ni ñu amee woon yaakaar ci président Macky Sall tey bu ñu doon teg ci balance bi fan doon xaar ak fi ñu toll tey naam effort am na waaye des bari na lool il y a une véritable crise qui est là entre l'État du Sénégal et sa diaspora, le président Macky Sall avec sa diaspora. Donc il y a un problème. Donc il faut tout refaire. Il faut que ñi nga déglu leen xam lan mooy seen bébét boole leen ci réew mi parce que ci lañ bokk soo leen ci bëggee génne nag indi yaaxum parce que ñoo xam ni lu ñu am mu fanaani Sénégal loo xam ni Sénégal mooy seen banque ñoo xam ni ñoo yore Sénégal ñoonu war nga leen déglu dëkk yi ci génn yëpp noonu la ñu def les Chinois ay njey li Inde dëkk yooyu li seen dëkk li seen doom yi di dugal moo ëpp ci àddina bi mais dañoo déglu seen dëkk jàppale leen mais pas ñu indi ñoo xam ni dañ leen di jaxase avec l'État et les institutions parce que gain politique la ñuy wër amul politique migratoire il faut que les choses soient très claires et feeñ na tey kan moo d'accord xanaa ki nekk ci diaspora bi di saaga ñii di liggéey ci diaspora bi parce que dafa bëgg a neex président bi loolu rek moo fi nekk mais ku wax ndax yàlla war nga xam ni y a un problème y a un problème Sénégal nag ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal ñëpp bokk la en attendant may sa disponible dafa mel dafa am problème u son mais xam naa mi ngi fii baal ma xool téléphone bi ak soxna Adama doomu ndeyu Maysa ñi bokk seen mbooro soxna Adama maa ngi lay nuyu ndaka waa village planétaire ak it ndaka waa Washington DC. sëñ Modou maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu bu baax waa village baa ngi lay nuyu. jërëjëf. ak waa Calbas bi village ñëpp ñu ngi lay nuyu. bien sûr macha allah. maa ngi nuyu Maysa ne ko namm naa ko. waaw Maysa xam naa ni lee mu ñëw en duplex. te jàppal ni maa ngi nuyu Ousseynou. oui. te jàppal ni saa yu Maysa accès da nga koy may yoon bi ma ne jàppal ni saa yu Maysa accès da nga koy may yoon bi. waaw amul problème. alors dégg nga Mamor Ba dégg nga tamit Ousseynou. Babacar ziyaare ko. tabarkalla waay. waa di ko masawu ci coono yi. jërëjëf. di ko xamal ne ko àdduna mooy loolu képp ku fi baax di nga am tolof tolof. dëgg la dëgg la. te loolu ci la sa borom di natte sa gëm-gëm fan la toll. dëgg la. te yow taalibe nga suivre naa la. dëgg la. gis naa la ak waa kër Seydi Aboubacar Sy. dëgg la. gis naa la ak waa kër Cheikhul Khadim. dëgg la. kon na nga xam ne loolu rek ndogal la rek lu waloon a am la rek am lum la fanqal. dëgg la. ñu ñaan yàlla lépp wëlbati ko def ko ay xéewal. amiin amiin amiin. mu nga jariñoo ko te tal ko ak sa njaboot ak ñëpp. amiin amiin amiin. macha allah Mamadou maa ngi nuyu waa DTV nag ne Sidi namm naa ko. waaw ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu bu baax. alors soxna Adama ginnaaw nuyoo bi macha allah dégg nga Mamor dégg nga aussi Ousseynou Diagne tey boo ñu doon defalub jàngat lan moo tax diaspora bi ñoom njëkk a wóolu président Sall en 2012 fi jamono toll tey li xew barki dem wane na ko ci ay manifestation ay naxaru xol ay yaakaar boo xam ne dafa tax ci lu bëri pour yow mbir mi fan la bañ a dëgg-dëgg ba tax situation bi toll fi diggante président Sall ak diaspora sénégalaise bi. merci sëñ Modou maa ngi lay sant bu wér ci bi nga ma posé question boobu.
merci. parce que yàlla dafa def man nit ki su may ànd ak moom te duma la mën a wax dëgg duma ànd ak yow. parce que duma ànd ak kenn di ko neexal wala di ko raay ci naka su dul noonu. ba États-Unis gii ñu nekk xam nañ ma ci loolu. en 2015 à New York. li may wax ay ministre ma ngi toog. may kii nu mu tuddati Mimi Touré ngi toog. nem ci yàlla sa Tanor Dieng nga fa woon. Amadou Ba ñoom a nga fa woon ñoom Ablaye Balde ñoom ñëpp ñu ngi toog. ma ne ko defal très attention ci diaspora bi. ma ne ko diaspora bi mu ne ma ah. ma ne ko yombul la jiite ndax li tax mooy. xale ya fa nekk danoo jàng. dañoo am seen ay diplôme. te dépendre uñ ci état pour tedd. dañu laa bëgg nag ànd ak yow ndax man li ma ko sañ a wax. ñu bari sañu ñu ko wax ndax man xooluma ko sax en tant que président dama koy xaar en tant que frère ndax sëñ Mbacke Soxna Lo moo ma booleeg moom moo tax ma xam ko. waay. te ànduma ak moom ndax poste wala responsabilité wala dara waaye fu ma dëgg fekk dama ko koy wax. mi ngi toog jàkkaarloog nag. ma ne ko nag fii aux États-Unis na nga def très attention. man Washington laa dëkk Washington dëkku diplomatie la dëkku intellectuel la xale ya fa nekk danoo jàng pour nga jiite leen il faut nga jox leen ku ñu mën a waxal ku ñu yemal niveau il faut nga teg fa koo xamante ni bu président Obama taxawee bu waxee jox ko mu wax delloo bu sénateur taxawee su waxee jox ko mu wax delloo bu congressman taxawee bu waxee jox ko mu wax delloo mais nga teg fa koo xamante ni bu autorité américain taxawee bu waxee di bégee mu ne ma ah ma ne ko dañ lay xeeb ma ne ko deux mu ne ma ah ma ne ko del seet ay administrateur civil danoo jàng administration nga jiital leen soo ko jëg sa ay politique teg ci parce que ñooñu dañu jàng administration dañoo rampe d'accord jàll ci sous préfet gouverneur ñooñu ñoo war a génn nga def leen ay consul wala ay ambassadeur parce que dañoo xam Sénégal mais boo gisee ku génn rek yore ay diplôme nga nommé ko ay erreur lay def te dañ lay xeet d'accord loolu 2015 laa ko wax ñu bari def ne daf maa mere muy visiter la maison du Sénégal dafa tourné ñëw ne ma li nga bëgg a wax yëpp bindu ko jox lii la ma wax nga xam ne kii bëgg na ku ko dimbali kon da nga jàpp ni parce que dëgg gi duñ ko wax duñ ko wax la réalité ñi mu fal ci genn wet ñoo ko jàppalil moom président Macky Sall ñooy xëy na jeu dëgg-dëgg la jeu jeex na wax baa ngi noonu man awma ci lu may tiit awma lu may ragal ñoom xam nañ ma bu baax waaw dëgg gi dama ko koy wax carrément face to face bañ nañ ko ba bu ñëwee dañ may écarter mais man xam naa ni may def ba gis ko xam naa fi may jaar xam naa ni may def ba gis ko wax ak moom te duñ ko yëg dañuy jékki-jékki rek gis ma mat ko kon ndax jàpp na ni moom xam na ne ku moom jàkkaarloog moom dëgg laa koy wax ndax bay wéegu na mbuus c'est trop tard wala xëy na li des nii changement xaj na fi defaraat xaj na fi rien n'est trop tard mën na ko rectifier ok ni mu koy rectifier mooy il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut ok man damay politique te awma niveau bi waroo maa jiital dañ waxante dëgg politiciens yi mën nañoo nekk ay député ay maire ak ay directeur ak yooyu mais ay poste conseil ak ambassadeur yooyu mënuñu ko yor parce que day tax ñi ci sa ginnaaw bokku leen parti duñ la ñemee te dañ lay xeex te looloo am macha allah man boo gisee ma mën a wax ak ñoom man opposant yi laa gën a mën a waxal ñooy samay xarit damay toog ak ñoom di discuter ak ñoom parce que dañuy waxante dëgg bu dee koo bokkal parti nag moom boo waxee dëgg sax da lay écarter ndax du bëgg nga waxaat da lay bloqué. loolu mooy problème mu Sénégal dañuy bëgg nga ànd ak nit ba pare doo ko wax loolu moo indi problème bi ba ci manifestation xale yi loolu moo ko indi. oui vraiment soxna Adama parce que li ma jaaxal mooy merci beaucoup. ñi ko faloon ñoo def volte-face. ñi manifester ñëpp ñoo ko faloon en 2012. dëgg la. kenn ngi ci ma lay jox exemple sama doom Fallou Mbacké. waaye. mu sëriñ Mbacké Soxna Lo keroog ba mu ñëw Taïf
ñuy inauguré jumaay bi Fallou laa woon makee ngi ci oto bi ubbi portière bi génne ko dugal ko si kër gi waaye te nga woo Moustapha mu wàcc li tax ma def loolu dama xamoon ne état ngi ñëw te bu état ñëwee bëgguma ñu suufeel ko bëgguma ñu ñàkkal ko fayda kon Fallou su ko bàyyee ba dem di ànd ak keneen am na loo xam ne sooxe na ko te man loolu neex du ma neex waaye vraiment soxna Adama merci beaucoup ñu ngi lay gërëm bu baax moom itam becc na lu am solo par rapport ak situation bi mooy li nga doon wax sàng na jox ñi xam ndax diaspora neexul gérer mu waxaat ni diaspora bi dafa am ñu mel ni Boubacar Seye nekk ci jàng nekk ay universitaire dem tukki gis na état Europe yi doxalee ni américains yi doxalee ci performance bu soxali seen dëkk ñu jàng loolu xam loolu ci dinañ bëgg nag seen réew mel noonu loolu moo tax un Sénégalais bu ne bitim réew day naqaree gérer quelque part mais man damay rafetlu bu baax l'intervention de cette dame là waaye soxna Adama Wane moom mérité na sax nekk tey suñu ministre xam nga li tax honnêteté intellectuelle bi mu dégagé dafay rare parce que li mu wax yëpp dëgg la te gis nga tey li indi problème bi yëpp diagnostiqué ko génne na ko ku mel noonu tey soo ko joxoon mbir mi mu jiite ñun ñëpp kon migration bi jaar yoon diaspora bi am place am Sénégal nekk ci yoon bi lii moo manqué et effectivement elle a tout dit il n'est pas encore trop tard nag su président bëgg a rectifier sinon la fracture va se creuser davantage baaxul pour le Sénégal baaxul pour la diaspora d'accord soxna Adama ñu bàyyi la nga tàggatoo en attendant vraiment am na mbégte li nga indi ci kaddu Boubacar jàpp na ni dëgg bu wér péng la bu kenn mënti dindi loo bëgg a tàggatoo ak ñun rapidement insha allah beneen diisoo ni ma ko diggee waa Guinée dinaa ko diggee aussi waa États-Unis spécial diisoo ak yéen waaw li may tàggatoo sëñ Modou mooy bureau économique yi nekk ci ambassade yi dañ leen faa teg pour ñu jàppale sénégalais yi sénégalais bi fi am projet indi ko ñu wutal la bailleur bu la jàppale mais dañuy jël seen ay projet dajale ko bu président ñëwee bu la wut ay bailleur di ko neexale président loolu buñ ci duggee da jël temps ndax ay preuve laa ci am te loolu war na ko rectifier dëgg la très bien li tax diaspora bi gën a mer loolu ci la dañuy yor seeni projet ñu jël ko sàcc seeni projet laay wax carrément ci digg bi laay jaar ñu koy jàmbat bari na lool loolu neexu leen dëgg la dañuy ñëw PSE bi ngay dégg projet yu bari diaspora bee ko moom dañ leen a nag dajale seen ay projet def ko banque de projet def ko muy PSE loolu de moom dama koy taxañ rek dëxañ ko wax ju rëy la mais buñ ci duggee dinaa ko détaillé def jusqu'au fond ndax dama ci am ay preuve amul solo daañu ko def benn spécial diisoo ak yéen waa États-Unis incha allah maa ngi nuyoo ñëpp nag di leen siyaar bu baax di leen wax ne nañ ko jërëjëf lu jiwu wa jeexul rek jógu fa tabaarakàlla jërëjëf soxna Adama moom moo jiite village planétaire muy ay immigré yu bari ay réew yu bari dëgg la ni ñoom ñooy xaritu Modou Mbacké ñoom dëgg la waaw ñoom depuis 1 an dëgg la lañ ko taxawal wër na àdduna une bonne initiative loolu nag mooy moo ñu gën a ñun tam sas li nga naan dañ laa sas dëgg la ñun dañ ñoo sas ñu itam wallaay dëgg ndax boo nekk ci benn liggéey ba diaspora def benn équipe ni sa ginnaaw dëgg la di la encourager dëgg la di la pousse di la jox tam ay idée dëgg la loolu day dem ba kon duutoo sañu dellu ginnaaw dëgg la Boubacar waa ji wax na ko sànq ki nekk ginnaaw Bissau ba nee na ñu yaa ñu dugal ci Sénégal dëgg la dëgg la boobu dafa fort dëgg la donc il y a un problème li madame wax sànq loolu rek moo am et je crois que foo dem tamit ak koo interroger tamit su dee wax rek ngir yàlla lii mooy la réalité keneen ku wax la nen nag dafa am looy wër la personne voilà qu'il faut la place qu'il faut voilà daanaka daal booy seet léegi dafa mel ni mbirum politique c'est vrai nag man gëm naa ni ñu ngi jëm ci remaniement ba mu solo xam naa may sa mbay téléphone laa koy far jël insha allah ndax xaaloon ko doon xaaree du ñàkk xëy na jàpp ndéegul mais pour wax ni la changement yu mag la di xaar ay changement yu mag a mag justement yow tey bu la président woowoon tey ni la réforme pour diaspora sénégalaise bi les 3 points yan lay doon donc d'abord il faudra ce dossier migratoire bi nekk ci ministère bi jële ko fa parce que ñooñu leneen moo leen tax a jóg donc c'est un dossier très lourd la diplomatie étatique est très lourde président bi pour mu mën a saytu les problématiques nous parlons de migration internationale
pour nga mën a saytu les problématiques ci seen diversité seen complexité et leur transversalité. Ouais. Il faut nga teg un ministère chargé des migrations internationales ou bien une agence autonome. Avec l'implication des gens de la diaspora wax naa la ni ñoom ñoo xam lan mooy notion de développement. ñoom ñoo xam parce que soo leen ci génnee rek. gestion bi du dem. Ouais. parce que tey migration dafa dévoiler yeneen aspect sécuritaire. dafa transversal. gis nga lien bi am entre la migration ak les pandémies. gis nga feebar bi. gis nga toute cette économie souterraine et criminelle. cette économie de guerre bi am tey ci affaire mbëkk bi. il y a le trafic d'organes. il y a le trafic de drogue. bien sûr il y a la violence faite aux femmes. ak yeneen. jigéen ñii di wax nii. tey il y a ce qu'on appelle une féminisation des flux migratoires. bien sûr waay. amuñu benn protection internationale en matière de droit. amul benn protection insuffisante du moins en matière de droit international. il faudrait yeneen réforme tey. pour un statut particulier juridique de la femme. ak yeneen yoo xam ne tey pour ko bugg a saytu. du ministère des Sénégal de l'extérieur. loolu lu muy tekki. ñii di dee ci géej gi ñooñu boole seen programme. les questions de l'emploi. l'employabilité. yooyu yëpp tey ba tax na. ni nga ko waxee. leneen mooy xaar Sénégal. réforme yu mag. changement yu mag. il faut déconstruire pour reconstruire les identités. il faut dëkk bi ñu lal ko ci expertise. xam-xam ak justice sociale. pour ensemble ñu mën a tabax Sénégal. parce que enjeux yi ñuy xaar bëri na. feebar bi wane na ko les défis sont là. D'accord. Il y a le pétrole, le gaz. Nous entrons dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des hydrocarbures. D'accord. Tey il faut mettre tout le monde dans une dynamique de travail. Réconcilier le Sénégal et sa diaspora. Bien sûr. Terminer Sénégal. Merci beaucoup Boubacar jóge nañ Afrique Asie dem Amérique bal ma dugg Europe pour am maximum représentant yi nga xam tey dañu nekk suñu ay collaborateurs le grand Maysa Mbaye xaritu Adama Wan ma lay nuyu Maysa ndaka waa CSD. waaw Modou maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp ou téléspectateurs yëpp. très bien parce que dama ni ci nuyu bu. waaw xam naa Maysa mi ngi am tuuti jafe-jafe mais xam ne ñàkk mu ñëwaat incha allah des fois réseau bi day ami bang-bang. Maysa yaa ngi ci France xam naa yaa ngi ci ay yëngu-yëngu moom na du toog tout le temps mi ngi ci activités yi lépp pour la diaspora aussi sénégalaise mu ci nekk activités yi am solo moom ak waa CSD yëpp ña mu àndal Maysa yaa ngi tolloon fa am solo di nuyoo ñu bàyyi la incha allah nga yeggale fi nga toll ak ñun. voilà dafa mel ni Maysa am na xëy na problème réseau du ñàkk dana wootewaat léegi incha allah ñu ànd ak moom. alors vraiment mais itam bu ñu mënoon a ubbi aussi téléphone bi xool la diaspora sénégalaise ndax ñu bari ci ñoom ay xarit Boubacar Seye lañu ay am ni jàmm lañu ñu bari ñu ngi toog dañu seetaan amoon nañu idée rapidement rek ñu ubbi serveur bi pour quelques minutes nga xamoon dese du ñàkk ñu bari daañu bëgg a sargal président Boubacar Seye waaye itam ñu bari xëy na fa ñu nekk daañu bëgg wax seen xalaat ci diggante diaspora sénégalaise bi ak président Macky Sall. lan moo tax yaakaar bi Sénégalais yi amoon en 2012 ba taxoon njëkkoon a fal président Macky Sall tey jii mu mel dafa soppeeku ci lu bëree bëri la preuve mooy barki démb manifestation yi nga xam dafa am partout ci àdduna bi. alors Boubacar àndoon naa ñu am xëy na ñiy wootee sa soppe yi nekk partout dans le monde dégg nga sàng maa ngi koy wax. ñun dañuy def tout le temps. daanaka li ñu def nii sax dina arranger état. dëgg la. ca noonu ñu ngi diglu de. dëgg la. fii baromètre la. pour natt pour xam li xew. yaa ngi fàttaliku temps rapatriement des corps ba ca Covid ba au début. fii daanaka mën naa ne fi la situation bi décanté wu. fi lañ ko def ay débat yu bëri bëri. ñun nag la ñu ne duñ ko bàyyi. pression yi dana métti des fois. kii naan opposant nga kii naan fee nga far kii naan lee waaye ñun Sénégal la ñu faral. absolument ndax lii ban koy def. doon boobu président Macky Sall mu nekk au pouvoir. dëgg la tey incha allah daañu koy wéy di def ndax sunu métier la ñu bëgg ci def carrière. dëgg la du ay nit ku nekk pouvoir wala ku nekk opposition moo ñuy changé sunu li ñu nekk ñun. absolument pour wax ni la diaspora bi dañu am wàll ci réew mi ni nga ko waxee sànq. dëgg la surtout côté économie. dëgg la man bu may xool yenn réew yi. ni nga ko waxee sànq comme la Chine. ni ñu utiliser seen diaspora. ba mën ci def benn levée de développement. parce que yow xam nga ci dara diaspora bi levée nga ci. la preuve fii nga diisoo pour wax li ngay wax ni. diisoo depuis Covid tàmbaleeg léegi.
bépp expert bu ma soxla ci lu ma ñu doon dama koy am diaspora bi. ci diaspora bi économie. ku mel ne ñoom Balla Moussa Fona ma koy nuyu. bu dee mbirum femmes yi soxna Adama Wan may sa mbay gis nii. mbirum maanaam lépp luy xeetum gàncax ak garab ak médicament ci la xarañ macha allah. donte téléphone bi am na problème mu réseau pour wax daal diaspora bi lépp a ngi ci dafa jot état Sénégal jox ko gëdd. tey damay wax ni toujours la diaspora comme composante organique. bien sûr. c'est important ba tax na dans les perspectives. tey il faut que moom kii di njiitu réew mi. mu fexe ba nu mu dajalee diaspora bi. jéem a fexe ba. mu am parce que il y a rupture. pour se réconcilier avec la diaspora. Il faut organiser les assises de l'immigration. boole ñëpp. sans distinction de parce que. xam nga ñun ñëpp. on a xam nga mbir bi lenn rek xëy na dañoo bokkul. ni ñuy gisee. mais lenn ñoo ko bokk mooy Sénégal. kon war nañoo mën a toog jubóo sur l'essentiel. am na mbokk nekk en ligne dama lay bàyyi nga jël ko ndax sa xarit sa wala ree la. salaamaaleykum wa rahmatullah. allo. allo. waa kay sëñ bi. oui allo. foo ñuy wooyee. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñoo ngi ci diisoo. bien sûr yaa ngi diisoo ci DTV. allo. yaa ngi en direct da ngay wàññi sa retour télé. diglu ak téléphone bi d'accord je diminue d'accord. voilà dimi naa ko. tubaarkalla léegi dégg bi aw na yoon. yaa ngi ci ban pays. merci beaucoup Modou Mbacké. man la Moustapha Mbaye Grand Tafa bu Allemagne. Moustapha Mbaye bu Allemagne Moustapha na nga def. maa ngi nii sant yàlla bu baax a baax. ndaka waa Allemagne. ñëpp ñu ngi ci jàmm ñëpp ñu ngi ci jàmm. sama xel dem ci Ibrahima Tambédou ñu tàmbali dara waxaguñu dara tant que monsieur Sey moomu toog. gi ñu ko ne gàcce ngalama. man personnellement j'éprouve une fierté absolue. moom mi xamuma ko mosuma ko gis à part que benn yoon la ñu wax lu gàtt ci téléphone. di ko wax ne moom il a la carrure dañu mam d'une icône dans les relations humaines. Et que fii en Allemagne. J'étais fier que yenn organisation yi di ma laaj ne ma. kenn tout den xeerante billaay di ma laaj ndax xam naa ko. donc ça voudrait dire que fii Allemagne surtout ñoom dañu farlu ci affaire droit. bien sûr waay affaire légalité ma fii dëkk bii moom. mooy loolu. dëgg la ndekete ñoom a ko gën a xam. et fierté bi ma am boobu. et j'étais tellement touché par rapport à ce qu'il a vécu là-bas. que dama ci bañoon waxtaan ak sama xaritu allemand yi. mais ñoom ñoo ma interpellé. tellement que j'avais honte. parce que bu ñuy wax ci Sénégal rek. bu jaarulee yoon rek damay rus. J'ai fait 35 ans ici en Allemagne. Un des plus anciens. Et sous le contrôle de beaucoup d'ambassadeurs qui sont passés par l'Allemagne à Bonn, j'étais leur conseiller. Ba le dernier ndem si yàlla Aziz Ndiaye. Qui était d'ailleurs mon promotionnaire au Prytanée militaire de Saint-Louis. Donc xam naa de quoi je parle. dëgg la. Et monsieur Sey man du ma wax sa affaire diaspora man ci yow laay wax daal. wax fa dëgg yàlla. xam naa rapidement rek gars yi xaar bari na aussi. te lu ñu wax rek waxoon nañ ko te Modou Mbacké mii. moo ñu gën a xam sax diaspora bi fa. ndeysaan. pour wax ne rek. kooku jëndoon fii léegi. Mamor wax na benn wax bu am solo. ba monsieur Sey répété ko. mu ne yow Modou Mbacké. yaa ñu boole ci Sénégal. waaw. wax bu diis. moi en tant que psychologue j'interprète la pesanteur de ces mots. waay. est-ce que yow Modou Mbacké da nga ko déggoo waaye yow mii. tu pèses très lourd. tu pèses très lourd. yónnee naa la inbox benn message ne la c'est une émission qui ose. waay jot naa sa message waay. qui ose et qui vraiment. da ñuy jox doole yow. merci beaucoup man bëgguma wax sa affaire diaspora parce que. on en a tellement à dire mais ci ministère bi laay wax. mais xam naa ni yow il faut ñu waxtaan ak yow tam sa xool naa sa ñëw ci plateau bi man ko daree toog yàgg na. xam naa du ñàkk yaa ngi koy wàcc pour ñëw ci diisoo ñu waxtaan ak yow. ci wàllu bu bëri wax nga dëgg yow xam nga ne man je suis un homme de man souterrain laa quoi. waa gis nga mais nag faaw nga ñëw Sénégal gis la.
vraiment merci beaucoup. waaw xam naa am nañu waxtaan après hors antenne naa la jotoon nañu waxtaan bu gàtt. merci beaucoup ah. ma lay gërëm bu baax Moustapha Mbaye daal pour revenir sur lui encore. rapidement dama koy ñaanal. yàlla na la yàlla lafal bët ak làmmañ ak cata musiba ak balaa ak seetaan mu bàyyi la lu jàgg ci njaboot. amiin amiin tabarakallah jërëjëf. amiin jërëjëf Mbaye jërëjëf Mbaye jërëjëf. jërëjëf yow sunu jëwriñ nga Moustapha depuis Allemagne. may nuyu kii di Ibrahima Tambédou. Ibrahima Tambédou moom itam consultant émission diisoo la. gëj naa dugg waaye mi ngi liggéey ak man hors antenne. dëgg la pour wax ne la dama am benn équipe. macha allah partout dans le monde. roq bu ci ne même ña fay nekk di wax ak man bu ñëw ci plateau bi it. maa ngi jot ak ñoom parce que guddi dinaa tëdd war a nelaw mais maa ngi def sama investigation. dëgg la pour xam fu diaspora bi toll Boubacar rapidement ñu tàggatoo xam naa ne ndax temps bi gis nga ni mu gaawee macha allah. waaw sama fierté rek mooy kontaan ñi. alhamdulilah. ci biir diaspora bi. am na ñu mel ni fi nekk nii. ñu may doog a dégg nii dëgg la loolu fierté la pour ñun moo tax nous avons tout. xoolal ci génn léegi. dëgg la. boo xoolal ressources humaines de qualité yi ñu am. mais le Sénégal n'a jamais profité de ces ressources humaines. c'est un militaire. boo déggee wax na ko léegi. waaw militaire la wax na ko léegi. mais nag il est temps que de haut niveau. xam nga lan mooy suñu problème ñun. dañu nangulante. dëgg la gis nga Sénégal suñu nangulante rek lépp yomb. vraiment merci beaucoup am na lu ko yàlla may nañ ko nangul. dëgg la ku nekk nañ ko may di ko yàlla ku may. ne waaw ñu nangul la yàlla may Sénégal mën jëm kanam. vraiment sëñ Sey merci. maa ngi remercier aussi seen collaborateur. waay. Momar Dieng. Momar Dieng Diop. Momar Dieng waaye Diop moom itam correspondant ñoom Espagne. ñëpp waaw nuyu bu baax moom itam. di remercier diaspora bi yëpp. mënuma leen fay comme ni ma waxee ñëpp rek. man dama war a góorgóorluwaat dañ ma sas. dëgg la parce que man sama warugal laa def man sama wareef laa def. moom nga def mais xaw ma woon ni diaspora bi amee na nit ñu baaxee nii. waaw nii la de boo ci nekk li nga war a nekk daal. say bët xool nga ñu taxaw. vraiment merci beaucoup la diaspora sénégalaise merci beaucoup Boubacar Seye. li fi génn du ma ko répété waat ñoo ko bokkandoo dégg suñu warugar la ñuy def fexe ba duñ doon magum xamoon nañu ko day nekk magum waxoon naa ko yaakaar naa tey émission bi tey waxuma loolu Sénégal mais même état rek war na ci mën a jël repère mën a xam mbir mi ana fan la toll xam nañu ko naam mais ñun dañuy dolli sant gërëm aussi la régie équipe bi nekkoon ci ginnaaw tey faaw ma sargal lay son mi ngi va et vient tout le temps dem dikk ñi ci ginnaaw merci beaucoup Alain équipe am Coro ak bu njool xam na boppam jaajëf gërëm aussi ñu nekkoon doon bàyyi xel ci ginnaawam ci ñi wooteek ñi accès ak ñëpp ñu ngi leen jégalu bu baax a baax gërëmaat ñi ma hébergé salle montage xam naa leen mu far dëkk kon incha allah beneen diisoo ajjuma lay doon incha allah ci beneen sujet ak yeneen invité jàngeen jëf illa liqa